ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañuy dellu si waat ba tey ci jongante polum député ñuy dëgmal ak benn thème boo xam ni ay weer ci ginnaaw juróon na coow lu bare bari ci réew mi gannaaw benn proposition de loi bu ànd sàmm jikko yi initié woon ngir ñu criminaliser wàllu ngóor jigéen. askanu Sénégal gépp signé ko mboolem kilifa diine ak aada ànd ci bind bataaxal ne nañu criminaliser. waaye ay député pété ci la majorité présidentielle yi ne ñoom ay député Macky Sall lañ ne choix wu askan woowilee rawatina seeni kilifa yi ñu gëm lem nañ ko ba mu jekk teg na le góor jigéen kenn du ko criminaliser Sénégal taxaw défier seen askan. tey ñoo ngi à moins d'une semaine ngir tànnat ay député yu bees mais ndax xam ngeen ni ci député yooyu rejeté woon proposition de loi bi ñu bari boole waat nañ leen ci liste Benno Bokk Yaakaar yi ngir yow ma ñu bañaloon nga falaat leen. lii nag question de choix la et de responsabilité amul sikki sàkk ci ne votel Benno Bokk Yaakaar ci élection législative yi di ñëw mooy votel nga couleur mbootaayu góor jigéen yi ànd nga ci ne borom ñaari tur yi mën nañoo yaataa yumbe wuyal seen agenda ci biir réew mi di def propagande pour influencer génération yi ñëw. ci fànn woowu nag question de responsabilité boobu noonu responsabilité wu votel waa Benno dooleel LGBT Serigne Habib Sy Dabakh defoon na ci sortie bu mu caay. fan yi passé assemblée nationale mbokk yi fi jóge woon pour defar jikko yi nu mu tudd association la xaw ma nu mu tudd. ànd sàmm jikko yi. c'est dommage am lu ñu naqari ñun ñëpp assemblée nationale dégg naa am ñu ni code bi prévoiroon na loolu man leen seen code bopp la ak seeni loi bopp ñu dicté leen ko ca France waaye affaire góor jigéen moom alquran nee na wa ma qawmu luutin minkum bi baid yéen a ngi jëm nag ci ay voté yéen laay waxanteel les jeunes surtout képp ku dem woteel nit te mu lànk ci pétition bii ñu doon wax ngir jëmmi yàlla ak yonent bi boo ko voteelee ëllëg yowmal qiyaamati di nga dajeek sa borom mu rëq sa ndigg maa leen ko wax. li ci des nag itteelu ma affaire politique ça m'intéresse pas na ngeen bàyyi seen xel bu baax a baax ci ñi ngeen di voteel yi ëllëg képp ku ci woteel koo xam ni la ñuy sàkku booba ba léegi ci affaire ngóor jigéen ñu lànk ni ñoom duñ ko signé nanguwuñu ko nga jël carte dugalal leen ko bu yowmal qiyaamate bu yàlla di régler affaire ngóor jigéen fii ci Sénégal dinañ la woo nga nekk témoin. al yawma naxtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanu yaksibuun. bàyyi leen xel ci loolu yéen les jeunes laay waxanteel. donc côté Benno moom yaakaar nañ ni kon leer na voté leen dafay laaj ëllëg nga layoo ko ak sa borom ndax dafay mel ni da nga ànd ci ñuy dooleel góor jigéen yi. mu des kon yeneen coalition yi ndax ñoom gannaaw bu ñu Benno Bokk Yaakaar bañalee noppi nañ ngir criminaliser wàllum góor jigéen bu ñu leen yóbbee assemblée nationale. buñ ne yeneen coalition yi nag mooy bokk gis-gis naataange askan wi aar Sénégal coalition buntu bi les serviteurs MPR yeewi askan wi ak wàllu Sénégal. ci fànn boobu nag collectif ànd sàmm jikko yi envoyé nañ ay mémorandum mbooleem coalition yi ñu leen limal benn poñ ci mémorandum boobilee ñu laaj leen ndax noppi ngeen ngir criminaliser wàllum góor jigéen bu ñu leen falee. am nañu tontu mu leer naññi ba noppi joxe seen position publiquement mu leer am ñoo xam ni seen discours leerul dañuy signaler gauche di jàddu droite am ñeneen ñoo xam ni tontuwuñu loolu mooy duñ ko voté. ñoom ñëpp daañu ñëw ci seeni cas sénégalais xam kii kan mooy kan. parce que tamit mbiru borom ñaari tur yi dafa di sujet bu sensible ci ñu bari ci suñu homme politique yi ndax am na ñoo xam ni dañoo jàpp ni seen falu mi ngi dépendre ci lobby internationaux yi nga xam ni ñoo porté l'agenda LGBT bëgguñ ñooñu mere leen. genre politiciens yooyu nag ñi nga xam ni ñemewuñu wax ci mbiru borom ñaari tur yi mu leer naññi ragal pété ku leen dénk ndombal tànk xamal ni delloowaat nga sa bopp ci mbuumu njaam ndax ñoom psychologiquement ci seen bopp jàpp nañ ni seen nekk député mbaa président dafay dépendre ci bët bi leen tubaab bi di xoolee ci lu neex tubaab bi ba tax na bëgguñ wax wala jëf luñ leen di meree
rawatina wàllum borom ñaari tur yi. alors que ñun africains yi dañoo gëm ni ñun ak réewu Occident yi bokkuñ la même vision du monde. ñoom dañoo gëm ni développement dafay ànd ak doomi aadama bi topp bakkanam sëy ku ko neex diine wala cosaan bañ ko tënk. alors que ñun dañoo gëm ni développement dañ ko war a ñàkk ak ay valeur looy jombale sa bopp di xeex ak subaak ngoon ak sa bakkan. valeur yu diine ak aada yi di feeñ ci lépp lu ñuy def ba ci fa ñuy nasee ko nocci. léegi nag ñu ñëw ci daj dëpp gi maanaam gannaaw ba waa ànd sàmm jikko yi envoyé bataaxal coalition yi ñan ak ñan ñoo ànd ci ne bu ñu leen falee daañu criminaliser wàllum ngóor jigéen ci Sénégal. coalition buntu bi te El Hadj Ibrahima Mbow jiite ko ñoom tontu nañ ne ànd nañ ci criminaliser wàllum ngóor jigéen bés bu ñu leen falee. naataange askan wi seen tête de liste di Cheikh Alassane Sène ci seen côté tamit tontu nañ bataaxalu ànd sàmm jikko yi ne bu ñu demee assemblée nationale daañu criminaliser mbiru borom ñaari tur yi. coalition les serviteurs MPR bu Pape Djibril Fall ñoom aussi répondre nañ ci mémorandum bi ne bu soobee yàlla bu ñu leen falee daañu bokk ci ñuy porter proposition de loi ngir criminaliser wàllu ngóor jigéen ci Sénégal. wàllu Sénégal itam te maître Abdoulaye Wade jiite ko signé nañu charte d'engagement bi leen ànd sàmm jikko yi envoyé ne noppi nañ pour la criminalisation. Yewwi Askan Wi également te Ousmane Sonko di seen tête de liste ñoom gannaaw ba ñu àndee ci criminaliser mbir yi dañ ko booleeg fësal ko ci mbooloo à travers seen campagne. xam nga mbir boo koy def da nga koy ñeme wala nga bako bëri na ñu nekk ci réew mi di wax ci politique ña ci ñeme taxaw jàkkaarloog yéen ne leen man su leen ma wóoloo jiital ma assemblée nationale dinaa voté loi boo xam ne loolu dañ koy araamal fii ci Sénégal ñoom ñëpp ñu ngi lam-laabe xam ngeen Macky Sall biñ ko waxee ci mbir mi dafa ne loi bi nga xam ne moo fi nekk nga xam ne loi vers 1960 ba léegi loi boobu acte contre nature la wax nee na loi boobu doy na ñun nee nañu loi boobu réglé wul problème mu góor jigéen parce que àdduna fi dafa toll foo xam ne tubaab bi dañu am seen benn programme mooy fépp ci àdduna dañu fexe ba imposer ko kon ñun dañu ne su ngeen ñu yóbbu assemblée affaire Macky Sall yooyu ñu laam-laame naan li fi nekk baax na bëgg lu neex tubaab yi ñun dañuy wax lu leer dinañu voté loi boo xam ne day leeral na définitivement. donc moment bi ñuy def vidéo bi muy bésu lundi 25 juillet 2022 jàpp leen ni juróomi coalition ñoo ànd ci criminaliser wàllu ngóor jigéen muy buntu bi naataange askan wi les serviteurs wàllu Sénégal ak Yewwi Askan Wi. mu des nag ñetti coalition bi ci njëkk di Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ni xëy na waa ànd sàmm jikko yi dañoo bëggoon rek yamale ñëpp moo tax ñu envoyé leen laaj leen mais ñun xamoon nañ ni duñu tontu ndax ku la bañal proposition de loi ay weer ci ginnaaw boole ci recruter ay imam pour ñuy wër di yàq sa der kooku du tay la koy nangul. donc ñoom waa coalition dooleel góor jigéen yi tontuwuñu te bettul kenn franchement ndax ñoom dañoo ànd ci agenda wu borom ñaari tur yi dañoo noppi ngir doole leen. boo ko gis-gis bu Pape Diop ñoom depuis le 4 juillet comme niñ ko defeek mboolem coalition yi lañu leen envoyé mémorandum bi tontuwuñu ba ànd sàmm jikko yi tàmbali génne liste coalition yi wax ni dañuy criminaliser ñuy soog a bind bataaxal ne jotuñ mémorandum te jot nañ ko ci lu wér mais dañoo lànk bañ a tontu. waa Aar Sénégal te seen tête de liste di Thierno Alassane Sall tontu nañ ci turu Thierno Bocoum mais ci seen réponse waxuñ wii waxuñ non ci mémorandum bi ñu leen envoyé muy criminaliser ngóor jigéen. dañ ne daal ubbeeku nañ ngir waxtaan ci te itam bu ñu demee assemblée nationale noppi nañ ngir défendre valeurs yi surtout xeex wàllu borom ñaari tur yi. waaye ndax dañuy criminaliser déet tontuwuñ ci donc seen position leerul ci wàllum criminalisation. mais ñun seen position bettuñu li tax bettuñu mooy kenn ci seeni leader muy Cheikh Oumar Sy weer bi ñu génn rek la doon dal ci kaw waa ànd sàmm jikko yi ba ci ñun ñii ne li ñuy tuumal assemblée nationale dara newu ci dëgg di défendre assemblée nationale Benno Bokk Yaakaar bi rax ci dolli ne document PGA yi
maanaam mbootaay bi recruté ay député fépp ci àdduna bi ngir ñu défendre benn agenda góor jigéen te ñoom Djibril War et consort bokk ci mu ne ay documents yu faux la amul alors que waa PGA ñoo ko publier dugal ko seeni site ba tudd ko ci moom Cheikh Oumar Sy donc bu nee documents yi amul waxul dëgg moom tey dafa amul possibilité ngir setal deram wax waa PGA ne leen bokkuma ci yéen damay criminaliser ngóor jigéen mais ba tey mi ngi ji fi jaafa wëlbatiku di attaquer ñiy xeex góor jigéen yi di ci wutaale tur te ñun duñ ko may ndax tappalekat la bu amee ku muy waxal na dem wax ak waa PGA yi ko tudd. ba tey ci seen coalition muy Aar Sénégal déglu nañ aussi ku ci mel ni docteur Abdourahmane Diouf moom nee na àndul ci ngóor jigéen loolu aussi baax nañu leeral ko àndul ci góor jigéen mais ci waxam ñun li ñu comprendre te daal leen ko dégtal léegi mooy moom noppiwul ngir criminaliser ko parce que nee na dafa ragal yeneen conséquences am ci par exemple ay tuuma en plus mu ne am na loi bu koy aaye Sénégal ba noppi nañ ko déglu ñëw indi ci ay leeral yu ndaw yu ñu yàggoon bëgg a préciser. dama koy wax pour mu leer pour buñ may TikTok ak yooyu je ne suis pas pour l'homosexualité ànduma ak mbirum góor jigéen xam nga loolu leer na waaye nag ni ñuy doxalee mbir borom góor jigéen yi dafa am politique te man bëgguma dëkk ci société boo xam ni tuumalaate ak tamante dëmm da koy yàq waa lan ngay xàmmeewee góor jigéen lan nga koy xàmmeewee jëf nga fekke ko góor ak góor di def lu ñu warul def jigéen ak jigéen di def lu ñu warul def nga teg ci sa bët xam ne lii yëfu góor jigéen la nga condamné ko ne lii góor jigéen la mais loolu mooy acte contre nature mais acte contre nature loi Sénégal condamné na ko wala déet. li ñuy leeral fii nag mooy proposition de loi ngir criminaliser wàllum góor jigéen jugul ngir di yërnu ay doomi aadama wala xool doomi aadama neexul la nga daal di koy tuumaal wala di accuser sans preuve. Ababacar Mboup leeral na ko du benn du ñaari yoon ci ay conférence ak i live. fii kenn waxu fi nit ku efféminé fii kenn waxu fi dañuy topp nit ñi di yëddu lan la ñuy def ci seen intimité loolu diine ji gën a yaatu ci réew mi wala boobu muy diine islam ak diine catholique yëpp jàngu bi lu ci na dañ koo tere kenn du yëddu nit di ko topp di seet la muy def ci biir intimité kon mbir mi du loolu la ñuy wax. donc lii képp ku ko déggul c'est parce que yow yaa bëggul comprendre li ñu lay wax mais li ànd sàmm ji koy wax dafa leer. proposition de loi ngir criminaliser ngóor jigéen bu weesoo ñi ñuy jàpp jaxran ñuy def naka sudul noonu te loolu gis nañ ko Sénégal du benn yoon du ñaari yoon te ñoo ko def dara fekku leen ci donc gannaaw daan jëf yooyu noonu proposition de loi bi agenda lay xeex programme ak projet yi ay organisation tëgg di ci lëkkaloo ak suñu président ak yeneen i borom ndombal tànk fii ci Sénégal ak association yi nga xam ne ministère de l'intérieur moo leen jox autorisation pour mën a waajal une génération boo xam ne dafay nangu mbiru borom ñaari tur yi lii la proposition de loi bi di xeex. en plus loi bi docteur Abdourahmane Diouf di wax muy contre nature loi boobu noonu dafa xewi nekkatuloo diapason loi boobu noonu moo tax góor jigéen bu ñu jàpp Sénégal bàyyi la ndax ñaguñu loi bi leerul en plus loi boobee terewul kuy promouvoir góor jigéen maanaam benn sénégalais ay organisation bitim réew fay ko ngir mu sol drapeau borom ñaari tur yi mbaa di leen defal promo wala di lawal seen agenda yoonu Sénégal prévoiru ci benn daan alors que proposition de loi bi ànd sàmm ji koy initier dafay rëqandiku képp kuy promouvoir ngóor jigéen ndax ci loolu la lobby internationaux yi bëgg a jaar ngir soofantal góor a góor ak jigéen yi sëy donc waa Aar Sénégal dañu jël seeni responsabilité ni criminaliser wuñu wàllum ngóor jigéen mais pas di wut ay porox ndoll wala di réeral opinion bi ndax ñoom xam nañ bu baax loi bi ñu proposé assemblée nationale lu muy wax ñu jàng lañ dégg loi xam lan mooy interprétation donc ci tënk jàpp leen ni kon juróomi coalition yii ñoo nangu ne bu ñu leen dénkee assemblée nationale daañu criminaliser dàq bépp jëf ak lépp luy promouvoir ngóor jigéen muy coalition buntu bi coalition naataange askan wi coalition les serviteurs waa wàllu Sénégal ak coalition Yewwi Askan Wi
kon tax seelu bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.